ñi ngi nuyu ñëpp di dalal ñëpp parce que duñu bëgg a guddal ndax duñu am na loo xame ne que dañoo préférer ay bénéficiaires wax ko mais dañuy door rek alhamdulilah ba monsieur maire waxal ñu ko ndax ñun communautaire lañu kon suñuy wax discours aussi dañ koy wax ci li nga xame ne que ñëpp dinañ ko mën a dégg pour yóbbu ko ñi ngi door nag di nuyu ki nga xam ne mooy Anta Sarr Diakho muy docteur Anta Sarr Diakho di madame déléguée générale di nuyu aussi préfet di nuyu monsieur le maire mais aussi di nuyu ñi nga xam ne que ñooñu dalal fii ci quartier bi muy les chefs de quartier buñ ci pare nag nuyu nañu ñëpp képp koo xam ne teew nga fi muy collègue muy ñi nga xam ne que aussi ñooy bénéficiaires yi moo wax tuuti rek ci en tant que opérateur social may wax ni Kajoor Jànkeen ñëpp xam nañ ni organisation communautaire de base la bu mës a œuvrer ci li nga xam ne moom mooy le bien-être des enfants et des familles ñëpp xam nañ ko ci ginnaaw loolu aussi depuis 85 ñi ngi ci woon ba ñu toog ci année yii passé ki nga xamee ne que ni moom mooy délégué général dénk ñu lépp li nga xamee ne que ni war nañ ko saytu war ko vulgariser war ko sensibiliser ci thèmes yi nga xamee ne yor nañ ko ci lépp li nga xamee ne que ni soqikoo na ci filets sociaux yooyu en l'occurrence ñun ñu yor ci li nga xam ne mooy bourse sécurité familiale ba mu ñu ko joxee aussi toog nañu testé li nga xamee ne que ni am na leneen lu ci sokkeeku te waral ndaje bi tey mooy li nga xamee ne que ni moom mooy le programme yokk koom-koom ñu ci salue au passage aussi di dooleel ki nga xamee ne que moom la ñu jël ñun en tant que opérateur parce que liggéey bi bëri na ci programme yi jox ko Cheikh Sow ne ko piloteel li nga xamee ne que mooy programme mu yokk koom-koom di ci jaajëfal aussi bépp superviseur ak accompagnateur boo xamee ne que ni nekk nga ci programme bi guddi ak bëccëg di ci daw kenn mënu leen fay ndax gis nañu bu baax liñ ciy liggéey may wax ni fédération Kajoor Jànkeen nag bañ ko joxee programme bi nekk na ci mu yomb ko lool ndax doonoon na loo xamee ne que ni fekkoon nañ ko ci muy développement communautaire biñ ñu ko joxee aussi li gën a am solo mooy cohésion sociale bi nga xamee ne que ni am na ci constitution groupe yi ma bëgg a aussi feeñal leneen loo xamee ne que ni am na solo madame le délégué général mooy bourse yi ñun mën nañoo taxaw que bu dee politique ou mu ñàkk a nekk politique ñu firndeel ni bourse yi am na njeexital ci famille te ñun prouvé nañ ko yor nañu ay success story yoo xamee ne que ni leer nañ ni am na fu mu jëlee ñi nga xam ne mooy bénéficiaires yi am fu mu leen yóbbu képp ku koy xeeb c'est parce que xamoo lu ci développement ñun askan bi lañ fi nekkal te askan biñ fi nekkal képp koo xamee ne que ni indi na loo xamee ne que dinañu dooleel pour suñu askan mën a suqaliku dinañu ànd ak moom dinañ ko gërëm dinañ ko sant te ginnaaw yàlla dañuy wax ni jaar na ci madame déléguée générale te suñu tuddee madame déléguée générale faaw ñu tudd li nga xam ne mooy gouvernement du Sénégal te ci gouvernement du Sénégal ci président de la République ci la lii jaaree kon ñun ku ko xam Kajoor Jànkeen ni ci lépp luy yëngatu ci wàllu développement lañu ku ñu jàppale nag ñu topp ci pour suqali si nga xam ne que moom mooy suñu gox ak suñu askan. beneen wax bi may bëgg a wax ci wàllu bourse yi madame la déléguée ma waxal la ko fii ni bourse yi am na solo lool ndax président bu ñu jëlee bi ko président indee ñu dem ci li nga xamee ne que ni mooy ci ay gox yoo xamee ne que ni ñu jël exemple koo xamee ne que day bay nawet def 2 mois 3 mois mu bay su paree soxnaam mooy jël li nga xamee ne que ne mooy la muy bay dem marché jaay bu fekkee dafa bëgg jënd ceeb wala keccax dugg ca ñëw kooka la mu doon def matul 300 francs
wala 500 francs par jour ñun ñëpp ci gox yooyu la ñu bàyyee ko kon tey bu fekkee 3 mois yu ne jox nañ ko juróomi junni am na solo waaye yamu ci dañu am ci leneen lu ñu glissé muy le programme yokku koom-koom nga xam ne dafay am beneen bourse bu ñu xamee ne que tàggat nañu nit ki dajale nañ ko wax nañ ko fu muy jaar pour mën a def activité génératrice de revenu ba pare jox ko li nga xamee ne mooy cash boobu kon bugguma expliquer programme bi mais damay seede ni ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir communauté yi di liggéey ak ñoom xam nañu nu mu toll chaque jour ñu gis ay nit ñi ñëw di gërëm di sant di wax fu leen programme bi jëlee ak fi mu leen yóbbu tey loolu aussi baax na ñu seedeel ko madame le délégué général wax ko ne ko képp koo xam ne dafa jàpp ni bourse bi utilul c'est parce que xamul lan moo nekk ci biir ñun ñoo koy firndeel en tant que OS te ñi nga xam ne dinañu seede mooy ñu koy jot bu ñu ñëwee fii duñ ma contredire loolu laa bëggoon a wax di gërëm nag aussi ki nga xam ne ànd nañu moom madame la déléguée mu nga xam ne moom nga ñu boole muy coordonnateur régional bi di Birane Gueye guddi ak bëccëg dem na ba léegi sa famille lañu mais aussi di sant mboolem travailleurs yi parce que bu ñu fi toogee aussi xam nañ ni du ñun rek ñoo mën a régler problème bi looloo tax ñu choisir ay ñi nga xam ne mooy superviseur ay accompagnateur daal di leen placer ca gox bu ne boo xamee ne que ni dinañu mën a suivre bénéficiaires yi taxawu leen orienter leen mais aussi dimbali leen ba nga xam ne dina ñoŋ naam sa ñu ngi ci woon waaye tamit lu ñu ci nekkoon benn wala ñaar tey jii dolli nga ñu ci ba mu mat fukk asalaamaaleykum wa rahmatullah ma bañ a guddal personnel rafetaan merci beaucoup. Service, messieurs les représentants des délégués de quartier, messieurs les membres animateurs du programme, chers partenaires, chers invités. Monsieur le ministre, vous me permettrez un peu de tordre le protocole de m'exprimer en wolof. ndaxte liñ fiy wax jàpp naa ne am solo goo xamante ni buñ ko bëggee tënk ci làkk nasaraan xëy na dina desee leer trop di sant yàlla bu baax di fi teewal le maire de la commune de Thiès Est monsieur Pape Bassirou Diop bi nga xamante ni moo fi waroon teew tey mu yebal ñu ci turam ñëw teew fii ci biir commune bi waaye rawatina ci barab bi ñuy wax kër Serigne Abdoulaye Yakhine Diop di koo xamante ni ku tedd la di kenn ci yoonu murit ñu ñëw dal fii ci école bi ñu dal it ñu dëppee ko kon am nañ yàqin ne lépp liñ fiy tëb ak liñ fiy taxaw incha allah monsieur le ministre yàlla dinañ ci yàlla may ndam ci barke Abdoulaye Yakhine barke mag yu tedd yi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk Sénégal di wax monsieur le maire mu ngi leen di dalal bu baax di kontaan trop ci programme bi rawatina ñi ñu tànn commune Thiès Est pour lancement bi fii à Thiès waaye programme bi mënuñu ko bañ a waxtaanee tuuti ndax ku déparé ci bourse de sécurité familiale yi nga xamante ne am na loo doon jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yellool ñu ne dañuy am indi évolution def li nga xamante ne li olof di wax jàngal la napp moo gën may la jën bis bu nekk ci tënk programme bi xam naa ne ci loolu la jëm du ñu guddal li ci des moom ministre bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo seq programme dinañ ñëw yaatal ko temps bi dafa xat ci nawet la ñu nekk duñ fi mën a tënk lépp di leen ñaanal yàlla ngeen dal jàmm di ñaan yàlla programme bi yàlla nañ ci yàlla defal ndam di leen sant bu baax di leen gërëm di leen sant merci beaucoup. De l'auditoire qui est majoritairement composé de nos braves dames, donc je vais devoir m'exprimer en wolof pour qu'elles puissent suivre. Donc mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi nuyu monsieur le maire bi ñu dalal di nuyu madame la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale di nuyu madame Kane chef cabinet représentant ministre madame Ndeye Tické Ndiaye di nuyu madame Fatou Doucouré coordonnatrice du programme Yokk Kom Kom di nuyu docteur Rokhaya Diakhaté qui assure le suivi di nuyu waa Kajoor Diakhène yëpp du ma lim parce que ñoom ñëpp ñu ngi fi
te ràññee nañ leen trop aussi au niveau du département liggéey bi ñu fi def donc on vous remercie en passant. Donc madame le ministre, nous sommes très satisfaits. Donc damay ñëw ci wolof balaa may duggaat ci français bi ñu ngi lay nuyu di la dalal comme ni ko am na ku ko wax léegi programme bourse de sécurité familiale defe naa ne autorité administrative yi ci njëlbeen ba mu koy tàmbalee defe naa ne béy nañ ci seen waar bu baax a baax maa ngi ko doon wax sànq en 2013 ba ma nekkee adjoint sous-préfet à Guédiawaye defe naa lépp li fa aw ci wàllu enquête xam ne ñu ngi ko doon defee ci sous-préfecture yi ñun ñoo ko doon def ak askan wi mu nekkoon lu am solo ñu ci aussi rafetlu initiative président de la République parce que aussi comme ni ñu ko waxee jigéen yi ku ñëw ñu nga ca ku ñëwul tamit ñu nga ca kon boo leen ca fekkee tamit yëf yi day gën a yomb donc loolu initiative bu baax la programme bourse de sécurité familiale ñëpp rafetlu ko mais doyul président ne ñii tamit bëgg naa ku ci am bourse tamit ñu tegale loo xam ne da nga fay jaare rek jëm kaw parce que comme niñ ko waxee nit ki boo ko bëggee dimbali da nga koy defal loo xam ne day sax maanaam day wéy boo fi newatee dana dem boo fi nekkatul dana dem defe naa loolu la président de la république di def parce que ma joxe misaal tuuti am na benn góor am ko am xaalis doon bu xëyee saa su ne mu dajale nit ñi di leen may xaalis benn góor bu baax bu ñëwee waa ji bu ñëwee ne ko man tibbal suuf rek jox ma waa ji tibbal suuf jox bu joxee ñëpp xaalis ñëw tibbal suuf waa ji dem nag ba amatul xaalis joxatul ñooñ góor gi ne man de li nga ma war a jox yomb na suuf rek la saa yoo xëyee waa ji dem ci loolu ba tamit sonn loolu lan laa jublu foofu pour wone nit ki manoo dëkk di ko jox da nga koy jàng da nga koy defar loo xam ne fa lay dalee rek demal boppam defe naa ne programme bi loolu la wund donc programme bu am solo la donc madame la déléguée ñu ngi koy rafetlu di ñaan nag ñi nga xamante ne ci seen biir mbokk jigéen yi tànn nañ leen ñu am bourse ñu téye seen bourse bu baax a baax parce que li ko taxoon jóg tamit ñëpp xamoon nañ ko mooy bu la fekkee nga nekk ci ay yenn tolof-tolof bu ñu la ko joxee nga jox ko sa xale yi encadré leen wuutal leen lépp lu ci aju faj leen bulletin ak yëpp ñu mën la génnee ci loolu comme j'ai dit loolu doyul président ne ñii il faut mu wutal leen loo xam ne tamit lu ñuy wax activité génératrice de revenu maa ngi doon discuter yi naan ko même à Guédiawaye bi ñu fa ñëwee ba ñu jox jigéen ñi may leen defal leen jox leen ay ginaar ak yoo xam ne mën nañ ko yar ak ay jardin ak yooyu pour ñu génne la ci seen coono yi defe naa ne loolu tamit ñoom bu ñu góorgóorloo ni ma leen gisee comme j'ai dit femmes yu Sénégal c'est de braves dames ku ñëw ñu nga ca ku ñëwul ñu nga ca donc nag bu ñu amee lii bu ñu ci góorgóorloo yaakaar nañ ne incha allahu rabbi dana leen andil koom-koom bu baax a baax a baax donc madame la ministre loolu la ñu amoon pour wax ñu rafetlu tamit pexe yi nga xam ne ñu ngi koy teg état bi mu ngi koy teg ànd ko ak opérateur économique parce que joxe naa paas ba tey ci ñoo xamante dañu doon jël si bourse yàlla def comme li ñuy wax mooy lay jotuñu ñu ñëw sous préfecture à Kaffrine à la préfecture ñu obligé sunu yaayeen suñu ñu seet luñ ci mën jox leen bu ñu demee ba yombale leen affaire fay bi tamit dafay baax donc ñu ngi koy sant di ko gërëm yëpp président de la république ak madame le délégué ci liggéey bi nga xamante ne tamit ràññee nañ ko ci te mu koy doxalee ni ko président de la république bëggee donc mën nañ ci xuus lu bëree bëri parce que lu ñu kii la lu ñu yàgg liggéey la ba am ci xarit jigéen ñu bëri à Guédiawaye ndax li nga xamante ne amee na ko solo lii rek firndeel na ko jigéen yi yëpp ñu ngi fi donc dañuy ñaan képp koo xam ne bénéficier nga góorgóorlu lépp li nga xamante ni woon nañ lañ ko ci ñu jàppale la ci nga fexe góorgóorlu tamit ba comme ni ma waxee beneen yoon bu ñu ñëwee keneen la ñuy wax mais du ñu waxati say wax day fekk la nga namoon ci lu baax yépp ak yokkute am nga ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. rahmatullah ñu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne di sant yàlla bu baax a baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw def nañu ñaan
yal na yàlla nangu ñaan bi ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu ci jiital ci nuyoo bi monsieur le maire te mu représenté ko fii di Bassirou Bokoum ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu sa maire di nuyu képp koo xam ne mu ngi ànd ak yow ci délégation bi. di nuyu nag monsieur le préfet ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko wax ne gis nañu liggéeyam moom tam macha allah ndax am nañu fu ñuy daje fu bari xam nañu lu muy def ci gox bi. di nuyu tam waa Kajoor Jànqen di nuyu accompagnateurs yi di nuyu superviseurs yi di nuyu relais yi macha allah di nuyu bénéficiaires yëpp rek ñu ngi lay nuyu di nuyu nag madame la ministre mi nga xamante ne lu ñuy wax ne lu nekk rek am na lu ko waral te ñoom ñoo waral jotaay bi kon madame la ministre ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu képp koo àndal nag macha allah di nuyu képp koo àndal ci liggéey bi di ko liggéey ba agsi fii délégué de quartier yeeg ñëpp rek macha allah nuyu nañ leen ziar bi di wax ne madame la ministre gërëm nañu liggéey bi ngeen di liggéey macha allah gërëm nañ ko gërëm waa Kajoor Jànqen gërëm comme niñ ko waxee dañ leen a nuyu woon mais dañ leen di gërëm mooy waa Kajoor Jànqen seen accompagnateur seen superviseur yi seen relais yi macha allah liggéey bu rafet la ñu ànd ak ñun di ko liggéey liggéey bu rafet ñu ngi koy liggéey ak ñun ànd ci yar ak teggin ak waa kaaraange kon équipe boobu nga xamante ne jël ngeen liggéey bi teg ko ci seen loxo macha allah ni ngeen ko bëggee ci biir gox bi te jigéen ñaa ngi nii ñoo ma yónni nag defe naa ne def nañ ko defin ni ngeen ko bëggee ñu ngi koy def defin bu rafet ñun dañoo kontaan ci ñoom ndax am nañu liggéey bi liggéey nañ ko liggéey bu rafet te it teg nañ ci yar ak teggin ak respect ndax dañuy uuf ay mag uuf ay jigéen kon donc vraiment kontaan nañu ci yéen di wax nag ne programme bourse familiale ci moom la ñuy njëkkee ngeen njëkke ci ak ñun def ci programme bi macha allah liggéey bu rafet jigéen ñëpp di ci jot di ci gis seen bopp donte ka nag am na ñu mu accès ci ñoom te xam naa ne incha allah seen yéene mooy képp ku ko war a jot rek jot ko kon yàlla na ko yàlla def kon bourse bi am solo goo xamante ne ci éducation ci santé ci kaaraange xale yi loolu moo tax ngeen jox ñu bourse yi te itam ñu ngi ciy liggéey macha allah defe naa ne xale boo xamante ne da daan dem di ñaan manqué kaye ak bi defe naa ne loolu daanaka manqué ci ko ndax yaayam xam na ne xale yi ëllëg ñooy yor réew mi kon donc ñoom seen liggéey mooy li ngeen leen sant yéen ñoom ñu jàpp ci te defe naa ne jigéen ñi ñu ngi ciy jàpp bu ñu ñëwee macha allah ci yokku koom-koom bi nga xamante ne moo xew ci jamono yokku koom-koom bi nga xamante ne moo bees tàq ngeen daal di ko ci paquet bi ñu ko jox ànd ci ak waa Viseur di leen gërëm bu baax ci seen liggéey ndax defe naa ne képp koo xamante ne dem nga fayeeku ji amuñu ci benn jafe-jafe pour ñu fayeeku kon donc programme boobu mu am ñetti solo yoo xamante ne dañ ko cee jàngat ñetti solo yi mooy benn bu njëkk bi mooy formation bi nga xamante ne ñu ngi koy def te avant formation bi da ngeen ñoo defal ay affaire yi ñu dajaloo ci biir gox yi macha allah mu nekk loo xam ne nag dafa rafet ndax léegi gox yi macha allah ñëpp jigéen ñi benn lañu ñu ngi nii toog ñëpp benn bopp lañu parce que bi ñu waxee rek ñu ci ëpp dañu ne xujja jëlal parole te bu xëccoo amoon wala leneen am kon dañ naan nañ ko def vote wala leneen mais macha allah ñi ñu àndal ñëpp dañ ne ma jëlal parole kon loolu ànd la te seen liggéey a ngi ci ndax booloo boobu ñu booloo moo tax xol yi booloo ñu nekk ci koñ bi bu amee naqar ñu ànd ci
su amee bànneex ñu ànd ci kon donc loolu macha allah liggéey la boo xamante ne yéen seen résultat dina génn ca kanam incha allah. beneen solo bi di formation parce que dañ ne balaa ngeen ñoo jox dara da ngeen ñuy former ñu xam fi ñuy teg suñu tànk ngeen former ñu formation bi defe naa ne bu dee ci côté bi ñu ci ëpp ci école bi lañ ko defee ngeen ñëw jox ñu formation bi nekk lu am solo parce que defe naa ñi def formation ñëpp xam nañu léegi luy entrepreneuriat xam nañu léegi nu ñuy téye seen alal xam nañu nu ñuy jaayee nu ñuy jëndee kon donc formation boobu dafa am solo macha allah te itam lu bare ngi ci biir formation bi loo xam ne xam naa ne téye nañ ko bu baax a baax loolu doy ngeen ne jox nañ leen formation jox leen xam-xam bu ngeen di téyee seen bopp ngeen ñëw nag daal ñuy jox koom-koom jox ñu xaalis bu bari macha allah di ñaan dañ ngeen yokk ko xanaa ndax xaalis moom du doy xaalis moom macha allah du doy di ñaan yàlla rek ngeen jox ko mais ngeen jox ñu xaalis nag bu bari nag macha allah xeebuñu ko parce que bari na torop ku ci góorgóorlu mën a teg sa tànk am foo jëm ngeen jox ñu ko bi ngeen ñu ko joxee daal di ñuy ne nag léegi li ngeen ñu sant mooy liggéey jaamu yàlla xool nan la ñuy def ba téye suñu njaboot surtout ñun jigéen ñi dimbali suñu borom kër yi waa borom kër yi moom suñu dimbalee gone yi rek merci Modou suñu dimbalee bourse yi su ngeen ñu dimbalee rek ci loolu rek dimbali nañu borom kër yëpp dimbali xale yëpp léegi nag li ci des mooy jàngal ngeen ñu autonomisation mooy moom leen seen bopp yëg seen bopp bu leen kenn tardeel dem leen liggéey seen liggéey loolu ngeen ñu sant. bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi ubbi samay kàddu di nuyu ñi fi teew ñëpp di gërëm ñi fi teew ñëpp maa ngi gërëm d'abord ak di nuyu madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye mi nga xam ne bëggoon na fi teew tey mais mu am gànt waaye madame Kassé di chef de cabinet ñëw tey représenté ko fii ci jataay bi kon madame Kassé maa ngi lay yóbbante ci madame le ministre nga gërëmal ma ko santal ma ko maa ngi nuyu monsieur le sous-préfet bii teew tey fii indi fi aussi ay témoignages yoo xamante ne yu firndewu la bi mu nekkee Guédiawaye ci programme bourse de sécurité familiale bi maa ngi nuyu monsieur le maire di ko jaarale ci représentant bi fi teew tey muy monsieur Bokoum di ko remercier aussi ci teewaayam bi maa ngi nuyu madame la directrice de l'école madame Diagne mi nga xamante ne aussi tey moom moo ñu permettre ñu tenir suñu activité fii ci biir école bi ndax ñëpp xam nañ ne ci période nawet la ñu nekk et que bërëb yu bari aussi dafa am ndox bu fa tegu maa ngi nuyu autorités religieuses yi fi teew yépp surtout famille kër Ablaye Yakhine Diop maa ngi leen di gërëm di nuyu kilifa diine ak aada yépp yi fi toog maa ngi nuyu le coordonnateur régional bi di nuyu surtout l'opérateur social Alioune Dieng ak waa Kajoor Jànken ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu puisque collaboration bu franche la ñu am te moo firnde liggéey bii tey ñu ñëw tey di ko def ndax ñoom ñooy jàppale aussi ci terrain bi maa ngi nuyu chef de service yépp yi fi toog di nuyu aussi jigéenu AFDAL yi fi toog tey te nga xam ne madame Ba moom moo leen jiite fii di femme de développement nekkal yéen fii ci biir Thiès maa ngi nuyu sama collaborateur yépp coordonnateur projet d'appui PAFS bi mi ngi fii Demba Ndiaye ànd ak coordonnatrice bi
nga xamante ne moo doon def projet yokku koom-koom bi madame Doucouré maa ngi tamit ak sama conseillère technique chargé du suivi des projets et programmes muy docteur Rokhaya Diakhaté donc équipe bi ñi ngi nii aussi nekk fi ànd ñun ñëpp ak sama équipe communication ak ñëpp ñu àndal ñoo xamante ne tey dañ fi teew ndax bés bi nga xamante ne bés bu mag la pour ñun pour dugg bu baax nag ci li ñu fi indi tey xam ngeen ne li waral bés bi yëpp du man li waral programme bi yëpp du man son excellence le président de la république Macky Sall moom moo waral bés bi le président de la république Macky Sall moo teg programme bourse de sécurité familiale daf ko teg sama loxo rek ma di ko doxalal kon te lépp lu ci am président Macky Sall la kon président Macky Sall pour waxaat leen ne jigéen ñee ko mës a tax di jóg waxam yépp mooy fexe ba njaboot yépp yem fexe ba njaboot yépp mënal seen bopp fexe ba njaboot yépp lépp luy koom-koomu réew mi ñu jot ci ñoom tamit loolu moo indi depuis 2012 mu ñëw fi mu teg programme bi nga xam ne mësul am ci Sénégal muy programme national de bourse de sécurité familiale kon programme boobu defe naa duma ci sori torop ndax xam ngeen ko juróom-ñaari at a ngi nii muy daw am na ñoo xamante ne juróom-ñaari at ñi ngi ci ñenn ñi juróom-benni at ñenn ñi juróomi at yoo xamante ne yéen a ngi ci programme boobu nag du programme bu ñuy maye xaalis programme bu ñuy xeexee lépp loo xamante ne daf doon tax ba njaboot ji néew doole duñ ci mën a egg ñu egg ci te bu ñu waxee loolu mooy éducation jàng te buñ ne jàng xale moo tax ndaw yi ñu ñoo xam moo tax mu ñëwoon tax pour ngeen def ko tey bourse yi ñu ngi koy fay nii actuellement foog naa ne éducation boobu ñu ci wax ku ci jëli sa bourse teg nga ci waajtaay bi ngay waajalee xale bi war a jàngi école ndaxte le 4 octobre xale yi dañuy jàngi kon bàyyi leen xel ne xaalis bi pour loolu la ngeen def ko ci pas pour yéen beneen bi muy santé bi santé boobu am na ba pare ndax daf leen dugal yéen ñëpp ci couverture maladie universelle kon te génnewu leen ñaar dërëm du 15 bu ngeen di génne ci 25000 yi ngeen di jot pour faju ji muy yéen ak seeni njaboot beneen bi ci topp bi mooy dañuy renforcer capacité yi avant loolu sax beneen bi mooy enregistrement à l'état civil puisque bëri na xale yu juddu kenn du leen déclarer kon mu ne ku ci jurati doom demal nga déclarer ko yéen jigéen ñi surtout puisque yéen la def ngeen di gérer bourse bi xaalis bi bu ñëwee ci seen loxo lay tegu kon bu imbi amee yéen ay imbi kon bu ngeen imbee fexe leen seeni doom am këyit ndax buñ nee dañuy xeex ñàkk mi ngi commencer nit ki am identité boo amul identité bokkuloo boo amul identité doo sénégalais kon door leen ci loolu mooy mbébétam loolu moo tax juróomi junni yi di génn beneen bi dañ ne capital humain puisque axe 2 bi la capital humain boobu mooy yéen ñi ci seen bopp da ngeen war a wane ne ay sénégalaises ngeen wane ne capable ngeen wane ngeen fu nit taxaw war ngeen fa taxaw buñ ne entreprise ngi nii tey ngeen war ko mën a diriger buñ ne ay société ngi nii ngeen mën ko diriger buñ ne lépp lu ñuy doxal rek ngeen mën cee bokk puisque beddi boobu la président de la république Macky Sall bëgg dindi fii ci Sénégal may ma tuuti góor gu baax waaw may ma tuuti bul dagg parce que damay wax ci sama président de la république li muy tegal nit ñi waaw may ma tuuti ma eggale s'il vous plaît kon jigéen ñi yéen laay waxal dama bëgg ngeen def seen xel ci li ñu leen di defal indépendance ak léegi yàgg na jigéen ñi tëw a suqaliku kon dañuy wax ne jóg leen ngeen yëngatu ngeen topp président de la république Macky Sall lu baax rek la leen di wutal
kon bu ñu defee ci pare ci loolu dañ ne bourse de sécurité familiale biñ ci njëkkee door loolu dañ ne dafa am feneen fu ñu bëgg a jubluwaat fi ñu bëgg a jubluwaat nag ñu doore ko ci projet ndax loo gis da nga koy tënku door ko xool nan nga koy tegee ak naka nga ko war a mën a wesaaree ba mu war a gën a mën a yaatu balaa loolu sous-préfet wax na ko fi sànq bi mu nekkee Guédiawaye depuis 2013 ñu defoon li ñuy wax ay alliance stratégique moom la doon wax léegi ci femmes yooyu nga xamante ne dañu amoon bourse de sécurité familiale ñu ñëw di xool nan la ñuy lënkaloo ak ay ONG ak ay programme yi nga xamante ne ci nguur gi la ñu nekk ñu defoon ci yu bëri foofu Guédiawaye dañu tegoon di leen won naka la ñuy defee ay poulailler naka la ñuy defee micro jardinage naka la ñuy defee un petit commerce ñu doon leen ci accompagner puisque toujours ci micro jardinage yooyu ñu doon def nutrition wu xale yi tamit daf ci ne pour wax leen ne programme bourse du ni ko nit ñi xalaatee kese du politique a ko tax a jóg dafa tënku ci loo xamante ne pour njaboot gi la booboo dañ koo def pour xale yi aussi mën di am lekk bu baax di am santé bu baax di am une bonne nutrition yooyu yëpp dafa tënku ci biir programme national de bourse de sécurité familiale kon bu leen kenn yóbbu seeni xel di wax yoo xamante ne nekku ci déedéet lii lañ leen di wutal beneen bi ñu wax ne am na ku ko fi waxaat sànq ne ñu jàngal leen nu ñuy nappe je pense monsieur le maire moo ko wax ne dañ leen di jàngal nu ñuy nappe moo gën toujours ñu di leen may konte njàngal nu ñuy nappe boobu day ñëw moom la ñu tënku bi ñu defee alliance stratégique yooyu nag ñu ñëwaat Banque mondiale depuis 2015 mu ñëw di jàppalewaat son excellence le président Macky Sall ci programme li ñuy wax ay filets sociaux yooyu nag bourse de sécurité familiale bi daf ci bokk ñu ñëw nag ne dañuy def étude projet ci li ñuy wax projet yokku koom-koom boobu nag dañ ne dañuy fexe ba jigéen ñi ñu xool nuñ leen di organisation boobu nag wax ngeen ko fi ñu defoon ko ci ñeenti paquet lañ ko defoon ñeenti paquet yooyu nag moom la ñu teg puisque lépp looy teg boo paree da nga ko war a évaluer août 2020 dinañu mën a xool évaluation boobu pour naka lay demee loolu moo indi ñu def ñeenti façon yi benn façon bi contrôle la tudde boobu dañu jël rek ay bénéficiaires yoo xamante ne dañu leen di teg mais joxuñu leen dara formé wuñu leen tàggatuñu leen defuñu leen dara dañu jël rek benn paquet ñu teg leen ñu jël beneen paquet boo xamante ne dañ ne paquet social la boobu tàggat nañ leen defal leen ay technique entrepreneuriale defal leen technique aussi yoo xamante ne moom la ñuy xam ne ñuy gérer tegal leen ay avec ba pare jàngal leen naka la ñuy defee pour mën leen a gunge mu am beneen boo xamante ne moom la ñuy wax capital boobu tamit dinañ la jox technique entrepreneuriale bi daal di lay wax aussi naka ngay defee technique yi tegal la avec yi ba pare jox la xaalis complet bi nag mooy comme ni mu ko tuddee rek dafa complet lépp lañ la defal tàggat nañ la estime de soi nooy yore mini entreprise naka ngay gérer sa xaalis naka ngay gëmee sa bopp yooyu yëpp ñu tàggat leen ba pare nag jëlaat xaalis jox leen léegi nag foofu la ñuy waxee nag fa la ñuy saytoo xool à la fin naka la paquet bu nekk taxawee ak naka la doxalee koom-koom gi ñuy wax ne def nga ko pour réussir puisque entreprise boo koy teg da ngay door ci zéro ensuite yéeg bu boobaa nag ñu ñëw xool yan bénéfice ngeen am li ñu leen joxoon fii la toll lan moo ci yokku looloo tax ñu wax yokku koom-koom loolu ci yokku nag dañuy bëgg bu paree mu yokku nag téye njaboot gi puisque njaboot gee tax toujours ñuy jóg li bourse bi doon indi muy 25000 par trimestre dañoo bëgg nag yokku koom-koom bi buy ñëw la ngeen ciy am ëpp fuuf la nga xamante ne moom ngeen doon jot par trimestre loolu moo tax ñu jóg puisque tamit pour wax ne
programme dafa am njeexital puisque bëgguñu bu ëllëgee kat ngeen jóg toog naan programme bi daf ñoo lor déedéet programme bi lorul kenn. Au passage dina ma permettre puisque gis naa ci ay benn journal am ay bénéficiaires yu wax ne programme bourse de sécurité familiale daf leen ndóolloo ma ne non daf leen delloo ginnaaw ma ne waa Thiès de xam naa duñu wax loolu waaw yow koo xam ne dafa ñëw di la may di la jox nu mu lay ndóolloowe kon boobu rek ci journal bi ma ko liiree nee na ku yëkkati xaalis jox la kooku kañ bu la jëmewul kanam delloowu la ginnaaw kon témoignage yooyu rek taxawul fenn kon te dañuy wax moo tax may wax yéen jigéen ñi bu leen nangu ku leen manipuler bu leen nangu ku leen di wax loo xool leen li ngeen di dund puisque loolu moom mooy taxawaayu président Macky Sall puisque buñ ko deful duñu dem fenn nañu xool liggéey bu set bu sell bu baax ñu di ko def kon loolu moo tax fii ñu toll nii tey ci ñi nga xamante ne moom lañ jël ci programme yokk koom-koom bi ci ñi ngi ko def ci ñeenti région de Thiès ci département ñett yëpp am nañ ci ñuñ ci tànn région de Kaolack moom département ba rek la ñu jël région de Saint-Louis département Saint-Louis rek lañ ci jël région de Dakar 4 départements yëpp am na ñu ci tànn ñu xayma ko ci 14 700 yoo xamante ne projet bi ci ñooñu la tënku waaye comme ni ma leen waxee sànq expliquer leen naka la paquet yi tegu léegi nii fi mu nekk nii ci 12 000 bénéficiaires ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jot xaalis ñeneen paquet yi moom li ñuy wax il faut que ay comparaison am ci doorte ku amoon ku amul ñu xool koom-koom bi lan la indi ci lu baax ci nit ki moo tax ñu def ko noonu ñuy wax léegi aussi ci région de Thiès ñi ngi ci am 2638 yoo xamante ne dinañu jot tey ci xaalis boobu ñu leen di jox ndax bénéficiaire bu nekk dinañ la jox fanweeri junni muy 150 000 bu ñu xaymaa loolu dina nekk ci 395 millions 700 000 francs yoo xam ne mooy dugg ci région de Thiès ci yokk koom-koom bi pour waxaat loolu toujours ne Banque mondiale moo ñu accompagner loolu jox ñu muy au total formation yi ñu def ak yëpp mu toll ci 5 milliards donc loolu moo tax aussi ñu ñëw teg ni ànd ci pour di leen ko defal pour wax ne léegi yéen jigéen ñi bu ngeen fi jógee léegi mbégte rek la ñuy amaat puisque sànq aussi raconté nañ fi benn bénéficiaire boo xam ne paanam la yenu def ci njaayam ne lu tax mu am ko ak lu tax mu mën ko bourse de sécurité familiale la tax mu mën ko kon kooku nga xamante ne juróomi junni la doon jot par ñetti weer bu fekkee mën na cee économiser ba am ci commerce bu muy def astamaan nag buñ la tegalee fanweeri junni ne la am demal dolli ci nga dem liggéeyi kon loolu la ñuy séentu ci yéen loolu la ñu bëgg ci yéen kon bu ngeen ko jotee jublu leen ci président bu mel ne président Macky Sall kon bu leen joxee dara wax leen ne leen nii ngeen ko war a defee kon war ngeen ci jublu leen ci bu baax ngeen liggéey ko bañ ko lekk ko ci benn bés amalu leen njëriñ liggéey leen ko dinañ leen topp puisque fii ba août Banque mondiale ñëw ñu amaat doole bu ñu tegee opérateur social yi relais communautaire yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant ngeen jàpp ci di liggéey di tette bénéficiaires yi kon bénéficiaires yi di leen dem aussi ci seen ay séance de sensibilisation ak waxtaan yi ñu leen di tegal bénéficiaires yi bu ngeen amee njàqare jóg leen ngeen dem ci relais yi ngeen wax ko fii amatul dara lu nit war a njaxtu ci ay rajo ndax dañ leen tegal dispositif bi yëpp mu mat sëkk am ngeen ci seeni taatu kër ay relais communautaire am superviseur am coordonnateur régional am sa sous-préfet am sa préfet
am sa gouverneur kon lu ngeen di dem ci ay rajo di wax bu leen nangu ku leen manipuler xool leen liñ leen jox ngeen jublu ci liggéey ko ba mu baax konte dama leen di gërëm yéen ñépp di wax ne dañuy gërëm ñi fi teew ñépp remerciement du doy ndax booy door dara mu law ci Sénégal yépp 557 communes yépp président de la République Macky Sall dugal na fa loxoom ci bourse de sécurité familiale bi kon loolu yombul bu amee ba mu dox ba fii ba mu sotti ba fii ba mu egsi fii jàppale leen ko li mu ci bëgg muy ngeen am koom-koom ngeen suqaliku ngeen mën a taxaw fu ñu war a taxaw seeni njaboot tamit bokk ci njaboot gu baax gu barkeel gi nga xam ne dañuy réussir ci Sénégal seeni ay njaboot bokk ci kon defe naa ci tënk fàttewuma dara maa ngi gërëmaan ñëpp di sant ñëpp di wax nag buñ leen ko joxee léegi dem leen pour waxaat nag ne activités yi du ay activités génératrices de revenus comme niñ koy waxee dafa yaatu ndax bénéficiaire bu nekk yow yaay xool ban activité nga bëgg a dérouler pour nga mën ci réussir ndax ku nekk am nga bëgg-bëgg ñii am na table dañuy jaay légumes ñii dañuy def petit commerce beneen boo xam ne dañuy tukki di am marchandise di ñëw di jaay am na ñoo xamante ne tamit dañuy ñaw di jaay di def ay drap yooyu yëpp ay activité la kon bëri na yaatu na am na tamit maraîchage yooyu yëpp am na fii Thiès la zone yu bëri mën ngeen fi développer ay activités yoo xam ne dina leen njëriñ ba bés boo xamante ne da ngeen war a génn ci programme bi du ngeen am benn jafe-jafe da ngeen di génn ak alhamdulillah ak gërëm son excellence le président de la République Macky Sall.